asalaamaaleykum sama gars ñi tey le mercredi 14 janvier 2026 am mbégte mu rëy saa su nekk di dellusiwaat ak yéen ci lépp li nga xam ne dafa yitteel seen actualité rawatina lii nga xam ne moom mooy actualité géopolitique mondiale te jamono ji ñu gis ne lii nga xam ne moom mooy tension mondiale bi mu ngi gën di yéeg saa su nekk maanaam amul lenn li nga xam ne signaux la yuy wane ne dal dina am ci àdduna bi li ñu gis daal mooy lépp luy jëm ci wàllum gànnaay lépp luy jëm ci wàllum jàmmarloo mu ngi gën a tege saa su nekk ci loolu nag kii nga xam ne moom mooy njiitum réewum Amérique Donald Trump moom bokk na ca ka nga xam ne moom bokk na ci liy xam ba ay bi ndaxte moom jàppe na boppam daal ne moom mooy le commandant en chef loolu la wax ne jamono ji États-Unis d'Amérique mooy commandant en chef loolu tax na ba mu ngi ubbi ay front yu bëree bëri rawatina la nga xam ne def na ko parce que ñu ngi wax sax ne kii di Donald Trump ba mu dellusiwaatee ci boppam réewum Amérique song yi nga xam ne amal na ko ci ay réew romb na sax song yi nga xam ne Joe Biden wala Obama amaloon na ko ndaxte amal nay attaque ci Houthi yi amal nay attaque Nigéria amal nay attaque Venezuela daanaka ci ay gox yu bëri moom Donald Trump mu ngi ordonné ay frappe mu jël record bi nga xamee ne kii di Joe Biden amuloon li ni mel moom nag Donald Trump pense que les États-Unis présent en Iran devrait partir mu ne ñëpp ñi nga xam ne allié États-Unis la ñu nekk ci réewum Iran war nañ kaaw génn loolu moo tax sax muy France muy ay réew yu bëri jël nañ décision wax ne seeni doomi réew nañ gaaw génn ci fii nga xam ne moom mooy Iran moom nag bokk na ci kàddu yi nga xam ne da ko yëkkati di wax ne moom moralam kot mooy la nga xam ne moo ko tënk waaye droit international nekkul la nga xam ne da koo tënk ci li demel nag Chine da caa yëkkati ay kàddu le droit international et la morale la Chine recadre fermement les États-Unis de Donald Trump ñoom nag réewum Chine dañoo amal benn communiqué officiel di ñaawlu kàddu yi nga xam ne Donald Trump wax na ko ci benn interview di wax ne moom droit international nekkul la nga xam ne moom moo ko tënk waaye la nga xam ne moom la xolam ak ngoram nangu loolu lay doxalee la Chine a officiellement exhorté mercredi les États-Unis à respecter le droit international maanaam Chine dafa sàkku ci réewum États-Unis ñu respecter lii nga xam ne moom la ñuy wax le droit international en tant que base essentielle du règlement des différends mondiaux mooy maanaam ci loolu kot la ñu war a mën a sukkandiku pour saafara lépp li nga xam ne maanaam féewaloo la wala réeroo la ci diggante ay réew waaye du lii nga xam ne moom mooy moralam ak conscience am mooy gouverner àdduna bi. Cette déclaration de la diplomatie chinoise survient en réaction aux propos du président américain Donald Trump qui a affirmé que seule sa propre morale constituait une limite à son pouvoir maanaam moom lii nga xam ne moom mooy moralam dong mooy la nga xam ne moo ko appal ci lii nga xam ne moom mooy nguuram mooy maanaam ay sañ-sañam loolu nag da nga ko amalee mu ngi ko amalee woon ci benn point de presse bi nga xam ne mu ngi ko doon amal loolu d'un point de presse à Pékin. Mao Ming, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a souligné le respect des règles établies par la Charte des Nations Unies est impératif pour parvenir un retour à la loi. La loi de la jungle moonaam ñoom dañoo jàpp ne jamono ji lépp li nga xam ne dafa war a am ci àdduna bi rek lii nga xam ne mooy charte ndey réew yi nga xam ne moom mooy charte des Nations Unies mooy la nga xam ne ca la ñu war a sukkandiku warul nekk ca la nga xam ne daal dañoo war a dellusiwaat ci lu ñuy wax loi de la jungle. Citant des propos rapportés par l'agence Anadolu, la diplomatie a insisté sur le fait que le droit international demeure la pierre angulaire de l'ordre international ñoom nag chinois yi dañoo jàpp ne lii nga xam ne moom mooy le droit international moom moo war a nekk pierre angulaire mooy lépp li nga xam ne dafay dox ci diggante réew rek foofu lañ ko war a saafaraay foofu lañ ko war a lijjantee et le garant de l'équité de la justice foofu mooy la nga xam ne mooy gaaral la ñuy wax yemale bi ak lii nga xam ne mooy wàllum yoon. Cette réaction fait suite à une interview accordée par Donald Trump au New York Times la semaine dernière. Interrogé sur les freins à son autorité, le chef de l'État américain a déclaré: oui, il y a une chose, ma propre morale, mon esprit. C'est la seule chose qui peut m'arrêter. maanaam moom lenn kot moo ko mun a delluloo ginnaaw mooy lii nga xam ne mooy xalaatam ak lii nga xam ne moom mooy moralam loolu nag la chinois di wax ne du loolu moo war a gouverner adduna bi li mel adduna bi lii nga xam ne mooy charte ndey réew yi ak droit international mooy la nga xam ne moo war a gouverner adduna bi, ajoutant qu'il n'avait pas besoin du droit international tout en précisant de ne pas chercher à nuire aux gens. moom nag nee na Donald Trump nee na ba muy wax loolu
moom jéemul jóg benn yoon di jéem a lor benn réew kenn. Les frictions entre les deux puissances ne se limitent pas à la rhétorique juridique dans ce contexte-là. La Chine avait déjà promis de défendre ses intérêts face aux sanctions de Donald Trump. moom wax na ay yooni yoon ne amul lenn li nga xam ne gàllankoor la ci lépp li nga xam ne intérêt la mooy fépp fi nga xam ne intérêt nekk na fa rek dina taxaw temm pour aar wala pour ñàkk ay intérêt lié au commerce avec l'Iran. Pékin appelle aujourd'hui, sans nommer explicitement le dirigeant américain, que les grandes puissances doivent montrer l'exemple en assumant leurs obligations internationales. la nga xam ne nag moom la Chine wax le dafa ne ñii nga xam ne ñoom ñooy puissance su àdduna bi ñoom dañoo war a xàll yoon bi mooy maanaam ñoom ñoo war a wone yoon bi ñoom waruñu def lenn li nga xam ne dafay tax ba àdduna bi gën a jaxasoo maanaam bu fekkee ne ñoom puissance yi ñoom ñooy jaay doole ña nga xam ne ñoo leen ëpp doole su boobaa maanaam àdduna bi dafay gën a nekk la nga xam ne pëcc xob bi dafay gën a fës ñoom nag ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla may doole bi ñoom ñoo war a def de telle sorte que ñi nekk ci suuf maanaam duñu tiit ñu jox leen cër loolu mooy la nga xam ne moom la chinois yi wax. waaye ci beneen wàll bi kii nga xam ne mooy Vladimir Poutine mu ngi wëyal di amal ay bombardement yu tar ci réewum Ukraine. maanaam lii nga xam ne mooy taxawaay fédération de Russie ak plan de paix yi ñu doon nas yëpp amul lenn li nga xam ne may na ko nopp bu baax bi moom daal mu ngi wëyal opération di bombarder lii nga xam ne mooy réewum Ukraine chaque jour daal ñu wax ne am na ay recordu bombardement jëm ci la nga xam ne askanu Ukraine dañ koo yittewoo li ki mel ni courant bi li ki mel ni ndox mi ci période bi nga xam ne période bu sedd la seddaay bi metti na loolu seddaay bi tar na loolu. Vladimir Poutine mu ngi wéyandi di diir lii nga xam ne askanu Ukraine dañ koo yittewoo pour mun caa maanaam am dund bi nga xam ne dina correct maanaam dakkalul benn yoon lépp luy niroog opération spéciale am bi. xam ngeen ne am rek jamono jii dafa amal benn communiqué di ñaawlu song yi nga xam ne wala tontu bii nga xam ne fédération de Russie indi na ko ak missile Oreshnik bi ñoom nag nekk na la nga xam ne nee nañ luy njàgg daal jamono jii kii di Poutine moom mooy njaag ndaxte moom mooy ka nga xam ne sàkkuwul jàmm mu mel ni daal ku nekk daal da ngay amal say mbir bañ kenn du ci dugg comme Donald Trump moom nee na lii nga xam ne moom mooy moralam ak esprit am mooy la koy gidde ca la muy def yëpp xaaru ci droit international. fédération de Russie tamit ak njiitam moom tamit lépp li nga xam ne bëgg-bëggam la da koy def xaaru ci droit international. kii nga xam ne nag moom mooy Volodymyr Zelensky moom seex na yàbbi ca la nga xam ne moo xew ci réewum Iran. nee na il est crucial que le monde ne laisse pas passer cette occasion de changement. nee na lii nga xam ne moom moo xew ci réewum Iran askan bi jóg pour moom seen bopp nañ fexe ba mu nekk la nga xam ne dina rëcc lii nga xam ne mooy communauté internationale. parce que nee na ce qui se passe actuellement en Iran est un signe clair que la situation ne va pas s'améliorer pour la Russie. maanaam moom jàpp na ne lii xew tey ci réewum Iran loolu dafay firndeel ne li ni mel maanaam du changer ci réewum fédération de Russie. moo tax mu ne ce qui se passe actuellement en Iran est un signe clair que la situation ne va pas s'améliorer en Russie. maanaam bu fekkee ne régime Molaay jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund bu fekkee ne askan bi réussir nañ ba amal lu ñuy wax changement kon lii day wane ne askanu fédération de Russie tamit ñoom tamit changement boobu noonu ak moom seen bopp boobu noonu dinañ ci béy seen waar. loolu moo tax ba moom mu jàpp ne lii xew Iran maanaam bu fekkee ne antu na maanaam fekk askan bi réussir nañ ba dëjati nguur gi li ni mel dina gën a compliquer taxawaayu fédération de Russie. Toute personne de bonne volonté sur cette planète souhaite ardemment que le peuple iranien se libère enfin du régime actuel. nee na ñëpp ñi nga xam ne ay nit yi nga xam ne ay nit yu ànd ak lu ñuy wax volonté ñoom seen ñaan mooy ñu fexe ba askanu Iran libéré wu ci lii nga xam ne mooy régime bi nga xam ne moom moo fa nekk. lii mooy kàddu yi nga xam ne Volodymyr Zelensky yëkkati na ko di wax ne maanaam lépp luy xaw ci réew Iran mun na nekk la nga xam ne dina tax ba lii di situation fédération de Russie du amélioré lu benn yoon. mu mel ni kon Donald Trump mu ngi nekk di amal ay mbir yi nga xam ne dafay songaale BRICS yi parce que jamono ji wax naa leen ne ci réewum Venezuela moom mu ngi fay doxal ay la nga xam ne mooy ay sàkkuteefam. parce que wax naa leen ne Delcy Rodriguez moom dina ubbi ambassade Venezuela ak États-Unis bi ñi nga xam dañ ko tëjoon yëpp maanaam diplomate yi dinañ commencé di liggéeyaat. plateforme bii nga xam ne mooy plateforme bu Elon Musk di X bi nga xam ne Nicolas Maduro da koo tëjoon ubbiwaat nañ ko. maanaam ak prisonniers yi nga xam ne waxoon nañ leen ne dinañ leen bàyyi am na ña nga xam ne ñu ngi leen di commencé di teggi loxo benn par benn. mu mel ni kon
maanaam kii di Donald Trump mu ngi commencé maanaam di imposer ay volonté am ci fii nga xam ne mooy réew Venezuela, même bu fekkee ne sax moom duggul ci armem duggul ci Venezuela, parce que moom soxlawul te wax naa ko ne mënul contrôler askanu Venezuela, waaye mën na def de telle sorte que ne lépp li nga xam ne da koy bëgg pour askanu Venezuela mun a sukkaliku mun a nooywaat mooy sanction yi nga xam ne mooy gàllankoor bépp réew bi nga xam ne dañ la koo teg, muy Iran muy Venezuela muy réew yi nga xam ne dañ leen sanctionné yépp si wàllum militaire mënuñu leen gàllankoor, waaye ci wàllum koom-koom mun nañ leen gàllankoor bu baax a baax, parce que foofu la sanction yi nekkee maanaam genre poison. ndaxte bu fekkee ne ci wàllum ngànnaay la, lépp li nga xam ne réew yi ñu def ay sanctions yu diis a diis ñoom lu ñu yittewoo ci ngànnaay wala lu ñu soxla ci ngànnaay mun nañ koo am, mun nañ ko teg loxo. waaye bu fekkee ne ci wàllum koom-koom bi foofu la jafe-jafe bi di nekkee, parce que lu bëri luy doxal koom-koom bi américains yi ak européens yi ñoo ko téye, te ñoom suñ ko tegee loxo rek yow fa ngay jaaral wala sa askan la ñuy yittewoo pour mun a dund dafay nekk la nga xam ne soo moytul li dal Iran moo lay dal, mooy maanaam inflation, perte de pouvoir d'achat, jafe-jafe yi commencé ñëw. moo tax ba Venezuela fa mu nekkoon ci koom-koom mu màbb ci suuf daanu. loolu moo tax Iran sanction yi moo tax ba koom-koomam wadd ba askanam mënatuñu sax fexe ba dund bi nga xam ne dund bu correct la. léegi nag xam ngeen ne démb njiitum réew Amérique dafa woote woon askanu Iran pour ñu génn, maanaam teg loxo lépp li nga xam ne institution lañ, ba pare ñaax na ñii nga xam ne ñoom ñooy def ñaawteef yi ñu ràññee leen, xam leen. moom nag boobu ba léegi nee na réunion yi amal yépp ci Iran lañ koy jagleel, maanaam jamono ji caméra bii nga xam ne mu ngi réunir yépp ci Iran lañ koy jagleel. Iran nag xam na ne lu leer, moom États-Unis bu juumee ba song ko, lépp li nga xam ne intérêt Amérique la, mu nekk Proche-Orient dinañ ko song. li ko dalee Israël, lu ko dalee fii nga xam ne moom mooy nuñ koy waxatee Arabie Saoudite, Qatar, Émirats arabes, réew yooyu noonu yëpp ay cible légitime la ñuy doon. xam naa nag dànkaafu yi nga xam ne iranien yi dànkaafu nañ ko Donald Trump, loolu moo tax ba muy tendeefal ci ay mbir yu bëree bëri, parce que ñu bëri dañoo foogoon ne attaque bi dina imminent, même bu fekkee ne wax na ne ñëpp ñi nga xam ne allié Amérique lañ nekk Iran nañ génn, te ñu bëri sax ñoom ñu ngi wax seen askan yi ñu gaaw génn fii nga xam ne moom mooy Iran. mais teewul décision bii nga xam ne da koy jël décision bu nar a am conséquence bu garaaw a garaaw la, parce que mën naa nekk la nga xam ne dina gën a yee fitna bi ci àdduna wëngal këpp. lii mooy la nga xam ne moom laa leen bëggoon indil ci actualité géopolitique mondiale. seen xarit la woon Léon Baltasar le Caméléon, di la ñaanal kenn du la jàmm ak salaam.